jërë ngeen jëf mbokku téléspectateur yu télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi li ci gën a fës te ñu nam ko jukkee dina bokk ci Djibi Diol ak njabootam yi nga xam ne ñoom ñoo génnoon àddina ci ab lakk-lakk woo xamante ni ma nga amoon ca seen ak makkaan ca Denver nag ni ki démb seen ak koor egsi na fi ci réew bu Sénégal ni ki tey ji ci suba itam daal nañ leen di jébbal borom bi xarit jegeñaale àndandoo ñoom ñëpp teewoon ngir daal di leen di gunge ci seen kër gu mujj ngir dakkal lawteefuk virus bi nag mel ni nguur bu Sénégal mi ngi wéy ba tey di sëgg ci li nga xam ne rek moom moo di anam ya mu war a teg ngir rek coronavirus daal di abal réew bu Sénégal lu tolloo ko fukki milliards si suñu ay koppar ak itam yenn ci ay jumtuwaay la daal di génne jox ko ñi nga xam ne ñoom lañ dénk wàllu cet gi fii ci mim réew di service national bu hygiène mu mel ni nag ca Tivaouane la ñu daal di tàmbalee yooyu les opération nga xam ne nag nam nañ koo lawal ci dëkkaan yi nga xam ne rek ñoom ñoo nekk fii ci réew mi ni ki tey ji itam reportage bi nga xam ne moom lañ leen bëgg jagleel bokk na ci rek waajtaayu ko li nga xam ne moom moo di tam xarit mu mel ni nag li nga xam ne moom moo di jàbba yi légumes yi doon na loo xamante ni cher na lool ki ñu ko xamle di suñu ndaw la nga xam ne moom moo ñu teewal ca diwaan bu Ndar Géej ci benn jàbba woo xamante ni demoon na fa mu mel ni nag clients yi ngir sax nga teg leen gët jafe-jafe la bokk na ci li ko waral xam ngeen ko di Covid 19 ba nga xam ne boobaak léegi moom moo poñe réew bu Sénégal mbokki lii lépp tënk la bu ngeen taaxirloo tuuti ma dikk ñu faram fàcce ni mu leen ko junjee woon mbokki Djibi Diol ak itam njabootam nag seen ak koor egsi na ci réew bu Sénégal ni ki démb mu mel ni ki tey ji suba itam lañ leen daal di jébbal borom bi xarit jegeñaale àndandoo ñëpp teewoon ngir rek daal di leen di gunge ca seen kër gu mujj ñu teelu reportage bu Alxasan Ba ak Pape Sangone Mbaye ay si kër lañu dalale ñetti ambulance yi andi juróomi néew yi nga xam ne nag ñoom ñooy sénégalais yu faatu woon fële ca Denver ci ab lakk ay waajur ay jegeñaale ak ay xarit teew fi teew ci moment yi nga xamante ni ay moment yu metti la simili yi di jàll ñu daal di waajal julli gi juddi néew yi. tey ñu indi leen fii au cimetière musulman de Yoff ñu jébbal leen léegi yàlla donc am nañ yaakaar vraiment que yàlla dina leen xaare àjjana yàlla yóbbu leen ci àjjana yi gën a kawe maintenant nag li des li mooy vraiment di jaal ñëpp di météo affaire bi yaakaar ne lii et puis ñaan yàlla yi yal na fi gëj. man maa ngi dëkk États-Unis plus de 30 ans dégg nga mais acte bu mel nii c'est la première fois ma gis ko dégg nga des fois dina am ay crime mais crime bi mel nii mosuma ko gis dégg nga mosuma ko gis. donc dañuy ñaan yàlla rek dégg nga li bañ fa amaat encore. Djibi Diol ak njabootam ñu daal di leen denc fii ci cimetière bu Yoff ñu daal di deegu métti nag ubbi nañ ci ab enquête kilifa yu fare ci Amérique def li ni mel moom Aboubacry Diallo di député Amérique ak Océanie jàpp ni mbir mi ni mel kenn du ko seetaan mu jàll danañ ko leeral. wane nañu ñett nit ñoo xam ne dañoo am ay masque xamaguñu nag ndax ñoom ñoo ko def wala ñeneen waaye en tout cas arrêté guñ ba léegi kenn waaye gëm naa ne police américaine muy police locale bi de Denver Colorado la police fédérale et le consul du Sénégal aux États-Unis en tout cas ñu ngi def liggéey def seen kéem kattan pour vraiment jàpp ñoom te gëm naa ne li mu yàgg ñi def acte bi bu dee ñoom ñoo ko def dinañ leen téye dinañ leen yóbbu ci yoon. juróomi fan ci weeru août gi ñu weesu Djibi Diol ak njabootam daal di faatu ci lakk-lakk bi nga xamante ni moom moo amoon ci seen kër gi ca Denver la woon ca États-Unis ca Denver la xewoon alxasan ñu ñaan suñu borom daal di leen di atte ci njërmandeem ñeneen ñoo xamante ni daal nañuy génn àddina bi la yoon nag ci Covid 19 bi ñu leen daal di dolleeku ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot dëddu di ñaar nag mu mel ni téeméer ak juróom-ñetti cas positif la ñu am juróom fukki ak juróom-ñeent ci ñoom nag di ay cas contact ñeent fukk ak juróom-ñeenti cas communautaire la ñu am di ay doomi aadama yoo xamante ni am nañu ko te xamuñu rek fan lañu ko jëlee ñeent fukk ak ñetti cas grave la ñu am jamono itam ñuy saytu seen wàllu wér-gu-yaram ca kër docteur feneen foo xamante ni mbas mi gën a leneen ginnaaw fii nag di foofee nga xam ne moom moo di ca île bu Gorée jamono yi nag daal nañuy jël bépp matuwaay ngir rek ñu daal di yem ca benn cas bi nga xam ne rek daal nañ koy am jamono yi itam lépp lu soxal wàllu restaurant ak itam barab yi nga xam ne ñoom ñoo doon dalal gan yi nag lépp daal nañ koy tëj ci ràpp Mohamed Samb ak Yaya Diallo demoon nañ fa tey ji ci suba ñu seetaan lañ fa jëlee. ay mbedd yu wéet loolu
restaurant yi ci wàllu boppam dañ ko tëj mu nekk benn jumtukaay boo xamante ni si juróom-benn weer a ngi ni ñu teg ko ngir mun a mucc ci mbas mi waaye terewul coronavirus ci wàllu boppam fexe na rek ba ut ab prox ndoolu daal ni saraax ca biir Gorée. donc premier cas boobu nag am ci njeextali ay bés yi ñu génn la donc mu nekk xale doomi Gorée boo xam ne liggéeyam moo koy woon ci biti yàlla def bi muy ñëw mu indaale ko loolu jommul kenn jommul aussi benn gox-goxaan jommul benn kenn ci askan bi. maison des esclaves ci wàllu boppam moom it dañ ko tëj ràpp ñi dëkkee ci Gorée ñoom rek jamono ji ñooy sangu ci géej gi lii di tourisme bi ak wàllu njënd meeg jaay bi tamit Covid 19 wi laal na ko bu baax. bépp liggéey boo xamante ne muy tourisme di activité génératrice de revenu yi nga xamante ne mooy jënd ak jaay bi muy touriste yi restaurant yi hôtel yeeg yooyu noonu yëpp dañu arrêté. donc pour bañ mbas mi dugg si. nam nañ ko waaye la santé avant tout wér gu yaram boo ko amul doo mën a bànneexu ndax ku nekk xam na ne Gorée wéet na ndax ñun île touristique la te ba la affaire bi amee ba léegi gis ngeen ku ñëw ci Gorée danga naa xanaa kenn dëkku fi. ki nga xamante ni si moo di njiitu bokk moomeel bu Gorée moom nag mu ngi sàkku ci nguuru Sénégal mu amal benn jumtukaay boo xamante ni si dina yombal heure boo xamante ni war nañoo yóbbu malade yi ñu faju ci fii si Ndakaaru. metti na xaj na lu doon gën parce que Gorée dafa am bind boo xam ne mën na gën a jafe fii ka feneen parce que ñëpp dañu jegaatoo dëkk bi yaatuwul ñëpp ay demalante mais ñun ñëpp li ñu def tey ba toog juróom-benn weer luñ ci yokk rek ci pas-pas ak taxawaay ku nekk xam ne da nga am wàll boo war a béy du affaire corps médical du affaire conseil municipal maire wala affaire askan bi yëpp la dinañu war a mën won virus bi ak askanu Sénégal ne Gorée taxaw na pour xeex corona bi génn fi nu mu fi duggee ci fan yi ñu nekk. xumbute gi nga xamante ni si daan nañ ko nemmeeku fii ci Gorée daanaka jamono ji amul foo jaar rek mbedd yaa ngi ni selaw mu nekk loo xamante ni si bëriwul luñ koy gis fii ci Gorée. pandémie Covid 19 ci wàllu boppam nag kon jamono ji mel na ni ki rek lépp la gànte la ci loolu ab délégation boo xamante ni si jëwriñ ñu dénk wàllum wérgu yaram dina ko yabal fan yi ñu jublu fële ci Gorée ngir mun a sensibiliser askan ba fa yeewu. Mohamed Samb nguur bu Sénégal noppiwul ngir na si pexe ngir rek jàngoroy coronavirus daal di ñuy abal naka noonu itam mu daal di ficci lu tollook fukki milliards ci suñu ay koppar ak itam jumtuwaay daal di koy jébbal kuréel wi nga xam ne moom moo yor wàllu cet gi ci mim réew di service national bu d'hygiène mu mel ni nag opération bu njëkk bi ñu ngi ko dooree ca dëkk bu tedd ba di Tivaouane ñu teewlu reportage bu Cheikh Anta Diop ak Seylatir. jamono yi mbas mi ñu nekk service d'hygiène day jamono yi nguur gi wàccal na leen matériel yu yees tàq ak ay koppar yu takku ngir ñu mën a jàmmaarloo ak feebar bi. président de la république bu fekkee def noo doté moyen logistique yu am solo yi nga xam ne defal na ko nanu ko ci fan yi nga xam ne bi maladie bi tàmbalee rek jox na lu mat fukki oto ak ñaar yu bees tàq mu daal di génnee lu mat 10 milliards ne lii dama bëgg ci service d'hygiène rek laa bëgg mu dem xam ne yàggul. ci leen defee commande ci leen ko lancé ci leen oto yu ñëwee muy 45 autres véhicules yoo xam ne dool dañ ko ci yoo xam ne oto bu nekk di ngeen koy gisee dafa am équipement boppam boo xam ne nii ay appareil de haut débit la yoo xam ne dernier cri la nga xam ne moom bu duggee ci mbedd yi dañu yombal lu bu baax liggéey. ñu door ay opération yoo xamante ni fii ci département bu Tivaouane daañu dem ci ruq-ruqaan yi fu nekk nag raxas ba mu set xeex ak doomu jàngoro ji ba du mën a law fii ci Tivaouane chef brigade d'hygiène bu région bu Thiès di dikk nag ci lan moo tax ñu door rek fii ci Tivaouane. si Tivaouane bi dafa nekk si district yoo xam ne si boo xoolee si cas yi aussi bëri na. donc mu ay 250 presque cas boo xoolee depuis ba mbas bi amee ba léegi donc moo wane ni priorité la aussi pour que ñu gën a taral maanaam xeex bi jëmale ko surtout si wàllum désinfection bi donc mu nekk lu am solo. ki fi teewal xalif général des Tidianes ak kilifay maire bu Tivaouane ñoom ñëpp nag bëgg nañu ci nunu mel di sàkkuit ci askanu Tivaouane ñu moytu bu baax te lépp loo xamante ne digal la bu leen waa kër docteur jox ñu mën koo topp ngir xeex jàngoro ji di coronavirus. Cheikh Anta Diop ñu desandi ba tey ci lépp lu soxal wàllu wér-gu-yaram fii ci réew bu Sénégal ginnaaw itam ab taxaw seetlu mu mel ni réew mi daal nay def ay jéego soxal wàll wi lu ci mel ni nag sibiru leneen loo xamante ni wute nag jàngoroy coronavirus nag mu mel ni ay jéego yu mag daal nañ ko ci def ginnaaw taxaw seetlu ni ki tey ji nag am ndaje woo xamante ni amaloon nañu ko Fatou Bintou Konté ak Amadou Ba ñoo ngi fa woon.
li jëm ci wàllu wér-gu-yaram tey lañ doon saytu gannaaw bu ñu amalee benn revue annuelle conjointe boo xam ne partenaires yëpp koy bokk ñu nemmeeku ci ay amélioration yu takku jëm ci domaine yu bari. déjà si 2019 seetlu nañ ne si wàllu mortalité maternelle ak néonatale mooy donc jigéen yu wérul yi xamante ne ni ñu leen di toppee ba dara du leen faagagal loolu am nañ si ay jéego yu am solo ñu def si wàllu aussi donc lépp luy dem paludisme tam bu ngeen seetloo chiffres yi tout à l'heure si présentation bi am na jéego yu am solo yoo xamante ne mën nañu wax ne 2019 am na ko sans compter liggéey bu am solo bu ñu def si wàllu urgence si hôpitaux yi ak lépp loo xamante ne vraiment def nañ ko mu jëm si wàllu prise en charge surtout si pathologie rénale ak leneen. 2019 mën nañu wax ne at la boo xamante ne amorcé woon nañu vraiment benn reprise indicateurs yi mu nekk ay indicateurs yoo xamante ne am nañ si donc satisfaction. ak lii nga xam ne moom mooy urgence médicale défi boo xam ne jamono ji ministère de la santé war na ko relever. revue bu ñu am yaakaar la moo tax ñuy xool lan la ñu war a mën a jubbantiwaat surtout loolu parce que dañuy xool li ñu def mais aussi xool lan la ñu war a jubbantiwaat pour ëllëg. année bi nag pandémie Covid 19 bi fas yéene naa yàq lu bari ci liggéey yi nga xam ne ministère de la santé defoon na ko ci wàllum paj mi. bu ñu duggee 2020 rek dès le mois de mars dugg nañ si benn pandémie boo xamante ne adduna bi yëpp moo koy jooy te Sénégal mucc si moo tax fekk at mi jeex mën na am ba indicateur yu baax yooyu xamante ne commencé woon nañ ko am mën na am ba donc mu am donc jeexital boo xamante ne jeexitalu wàññiku la. léegi nag bu ñu mënee wax que clignotants yi jamono ji sont ouverts lu jëm ci wàllum faj mi fii ci Sénégal bu fekkee kon ne lii nga xam ne moom moo di coronavirus bi wàccul woon ci suñu dëkk bii léegi. jërëjëf Fatou Bintou Konté cant ak ngërëm ñenn la ginnaaw wàllu wér-gu-yaram ñu wax ci leneen nag mu mel ni bàq wi tooy nag taw wi daal dinay jural loraange nag askan wa nga xam ne ñoom ñoo dëkkee ca Boune unité 13 nag bokk ca commune bu Kër Massar ñoom ñooñu nag ñooy sàkku ci nguur bu Sénégal mu dikk ak ñoom ci ay ndimbal indi leen ay moto pompe yoo xamante ni dina mën a tax ndox moomee nag daal di fay jóge ñoom itam ñu daal di nelaw ba yandoor mu mel ni itam jafe-jafe ya nga xam ne moom la waa Boune amee nag ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkee ca Parcelles Assainies lu ni mel la ñu jànkonteel mu mel ni nag foofee ndoxu taw mi moom mooy jaxasoo ak ndoxu foos mi nag ba tax itam askan wa nga xam ne ñoom ñoo fa nekk di ñaawlu baax a baax lanu li ni mel ba tax itam ki nga xam ne moom moo di jiit bu bokk moomeel ba xam le rek nañ gis ñu taxawaayam ca foofee nga xam ne moom moo di ca Parcelles Assainies ñu teewlu reportage bu Aminata Mbaré Sow ak Amadou Ba. ab yoon la bu nekk ci unité 11 bu Parcelles Assainies file ndox mi ni fi guus ndox la nag ndoxu taw boo xam ni dafa mélangé wu ak ndox mi génn ci foos yi loolee andi jafe-jafe ci ñi dëkkee ci wet woowule. lii moom yàgg na fi mosu fee dañ chaque nawet nii la 3 mois yëpp nii la ñu dëkkee mënuñu génn suba guddi ngoon xale yi fii la ñuy fooyee moom bu dul dara fii la ñuy fooyee chaque jour xale yaa ngi fi di paccax-paccaxee te surtout ñoo gonnal suñ xale yi aussi lii day joxe feebar mag surtout xale. bu weesoo xet mu bon moomulee jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram tamit mën na caa jóge surtout nag ay xale dañ ciy faral di foo. lii mun naa indi sax lu raw corona boo koy noy ku ne fii la lay jàpp ci put fii waaw meew munu ci dara dañoo sonn ci lii. parce que feebar baa ngi nii corona rëmbee nit ñi kon nag lii bu ci dollee ko dafay gën a metti ci ñun. ñoom ñuy joxoñ baaraamu tuuma mairie bu Parcelles Assainies. war nañoo yërëm nit ñi ñu defar lii bu duwut mag ñi sax nekk xale yi. ñu jàpp ne defaguñu dara ngir ndox mu bon moomu lee mën fa jóge te ñu jàpp ne loole du guléet at mu ne bu nawet bi teewee nii la seen gox ki di mel. Aminata Mbaré Sow jërëjëf ñu wax ci leneen nag haute autorité bu gestion ak itam aménagement du littoral nag lu ni mel di ab institution bu yees woo xamante ni jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu alam gi fii ci réew bu Sénégal moom moo ko daal di taxawal ngir ñuy gën a saytu wàllu wu ni mel ni ki tey ji nag am ndaje woo xamante ni amaloon nañ ko ak way taskatu xibaar yi di Sa Préra ak Youssou Baro. sax-saxee gi ñu def ci littoral bi nguur gi fas na ko yéene dakkal looloo tax ministère de l'environnement tëgg ab loi ngir képp kuy sénégalais nga mën a jot ci littoral bi waaye mu dëppoo ak loi et règlement yu bees yi. L'objectif de cet atelier lël bi li ko tax a jóg mooy waxtaane texte juridique yi nga xamante ne mooy lal loi bi nga xamante ne rek moo aju ci wàllu décret d'application bu littoral bu Sénégal
ñu ne nag liggéey bu ñu sumboon la atum 2011 ak léegi ñu nemeeku woon ci tamit ab yéex li ko waraloon nag déggoo moo ci amul woon waaye nag ak coow lu judd woon fan yi rek tax lu gën a biiral biir mi ngir mën ci am ay résultats. Faire en sorte d'avoir un consensus sur une gestion intégrée du littoral. ab code bu bees ngir orienter investissement yi fexe ba rapprocher position yi ak acteurs yi ndax conflit yi bàyyeekoo ci littoral bi mën a wàññeeku. Et je pense que la loi du littoral ça constituera un code. loi littoral bi nag dinañu may rek ñu mën a aar li nga xamante ne mooy moomeelu askan bi dinañ ko sàmm bu baax a baax lu aju war ci wàllu li ñu wër wala environnement bi sax ak li ci aju yëpp ñu jagleel ko askan wi nga xamante ne ku ci nekk dina ci mën a gis boppam. Et permettre à tout le public d'accéder à un bien public qui appartient à tout le monde. ab loi bu ànd ak ay jumtukaay lu si mel ni haute autorité pour la gestion et l'aménagement du littoral naam lu baax la waaye li ëpp solo mooy fexe ba kenn du mën a jalgati loi boobee. Sénégal dañu am loi yu rafet yu baax boo xoolee da ngay ne mais attends mais depuis Senghor 1976 waruñu jaay. kenn moomul yëpp littoral bi ñëpp ko moom. c'est imprescriptible même boo defoon 100 ans sax mënoo ko moom. mais dinañu débrouiller ba am fu ñu jaar ba jox ko ay nit ñu mën ci tabax jaay ay appartement ci kanamu ñëpp di dem ba nga xam ne desatul dara léegi ñu ne huy ñëpp di yuuxu léegi nañ ko def. donc naka la ñuy régler yooyu yëpp mooy situation lu ëpp fanweeri at a ngi nii littoral bi di jur coow ci wàllu tabax jaarul yoon ak yeneen yu ni mel waaye ci gis-gisu observateurs yi jàpp nañ ne haute autorité de gestion et d'aménagement du littoral mën naa nekk solution ngir coow yooyu yëpp mën a dakk Dissa Préra njiit bu réew bu Sénégal moom Macky Sall moom mooy sàkko ci ñi nga xam ne rek ñoom ñu yëngu ci secteur privé bi nag ñu gën a bàyyi gët tundu Afrique naka noonu itam ci kàddu yi nga xam ne mu ngi ko doon yëkkati ci université d'été nag bu MEDEF nag njiit bi ba tey di sàkku ñu daal di neenal bor wi ci wile tundu du ñàkk itam suñu yeneen jotaayu xibaar dañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo leneen loo xamante ni maa ngi leen ko doon junju bi ñu door yi la jotaayu xibaar di reportage yu bés bi nga xam ne daal nañ koy jagleel waajtaayug li nga xam ne moom moo di tamxarit wala bokk Ashura foofee nga xam ne moom moo di ca Ndar nag jàbb benn ci jàbb ba fa nekk nag mu mel ni légumes ya cher na lool askan wa mënuñu ko teg loxo waaye tam client ya ngir rek ñu ñëw ci jàbb yi nag ay jafe-jafe la bokk na ci li ko waral di Covid 19 bi nga xam ne mi ngi fii ci mim réew ñu teewlu reportage bu Ousseynou Diop ak Habib Seck. ay fan dong des ci wàllu tamxarit bi marché bi jamono jile da daan xumb waaye ren jile loolee nemmeekuwuñ ko jaaykat yi nag ci seeni gis-gis gisuñu ñi nga xamante ni ñoo war a ñëw jënd ndugg yi nga xamante ni moom la ñu war a booleeg lii di tam xarit bi. mais nag affaire bi wuute na bu baax bagage yi seer na njaay mi dara doxagul ñoo ngi nii toog tuwaar fa kàll doxul barki démb doxul démb tey nag yàlla xam ndax tey moom danoo teel. Njéeme Diop jaaykat la nee na moom ñi nga xamante ñoo jigéen yi ñu ngi ñëw ci marché bi. waaye nag ñu ci bari ci ñoom koppar yi ñu xamante ni moom la ñu waroon a jëndee loolee amuñu ko tax jafe-jafe am ci wàllu njaay mi. waaw ñu ngi koy préparation bu neex waaye ndugg yi cher na torop ndax loo yëkkati rek dana naan dafa cher ñi koy jënd da ngay wax ba sa dënn daanu. mbasum coronavirus bi nag am na loo xamante ni andi na ko ci wàllu ndugg bi nga xamante ni moom la ñu waroon ndugg ci wàllu tamxarit bi. ñaaña Njaay moom la mu gis mooy jafe-jafe bu mag la am njàqare itam ginnaaw ba mu ñëwee doon ndugg jëm ci wàllu tamxarit bi. gaa ren moom dafa cher trop ndugg bi cher na trop waaw daaw moom moo dàqoon si tamxarit wante moom ren moom macha allah ndugg bi ren moom tamxarit bi dafa metti ndax ndugg bi dafa cher. Yaram Fall nekk ci marché Ten Jigéen moom nee na ay at a ngi ni le muy jaay ci marché bi waaye li mu gis ren jile mësu ko gis. ñu ngi koy waajal comme ni ñu ko daan waajale mais pour le moment moom gisuñu kenn ndax feebar bi dafa def si joué bu baax a baax te jur gi jafe na yàpp bi seer na waaye gisuñu benn client wax dëgg yàlla. xarit bi ak waajal bi metti na lool ñu ci bari la jàpp ni coronavirus bi moo ko waral ndugg mi cher ndaw li itam naka noonu. mbokk yi boobule élément moom moo daal di buur yi la jotaayu xibaar dig daje bi léegi ak Chérif Diop ci xibaar yi ci kàllaamay tubaab lu mooy loolee itam ñu bàyyi leen ngeen wéy ak programme télévision Futur Média Ajaratu Binta Diallo ak ganam ci soir d'info. jërëjëf Cheikh Diop ñu delluwaat kon di dalalaat Abdoulaye Cissé.